Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam tey ci talaata ñaar fukki fan ak ñett ci mois de mars 2021 di nuyu suñu kilifay diine yi nuyu suñu kilifay aada yi di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu suñu mbokki internautes yi di nuyu suñu collaborateurs yi Cheikh Niang ak Aliou Mahem di nuyu aussi Oustaz Diaw di nuyu Bamba ñëpp fàttewuñu leen nga xam ne dañuy def fii ay émission ci rajo bi Oustaz Diaga fàttewuñu leen incha allah rabbi ñoom ci VSD bi la ñuy ñëw vendredi samedi dimanche bi ci la ñuy def seen émission di rafetlu aussi taxawaay bi ak li nga xam ne noonu la rajo bi di doxe ndànk mooy jàpp golo ci ñaay loolu kay wax ndànk mooy jàpp golo ci ñaay maanaam ñun yàkkamtewuñu maanaam jëkkantewuñu xëccoowuñu kon nag ñun ñuy def dañ koy def ak passion rek fexe ba ñun suñu biir ñuy mën di jokkalante parce que communication dafa nekk lu am solo moo tax ñuy def li ñuy def nii tey chaque jour li ci yenn kaay yi ñu koy jéema càmbar ci biir ba xam li gars yi bind nan lañ ko gisee ñun waaw loolu mooy wax bi kon ci yenn kaay yi ñu commencé le mandat mbii de man miinuma ko trop ci journaux yi mais dafa mel ni temps yi mi ngi ñëw nee na manipulation politique contre Sonko chronique d'une diabolisation waaw gars yi dañuy manipuler rek daa ci jox benn temps yi passé am na benn bu weesoo sax moom li ñuy wax ci affaire terroriste yooyu ñi nga xam ni sës nañ ci Sonko gis ngeen am na benn bande buy circulé bu ñu wax ni Barthélémy Diaz moo ko def su ngeen demee ci page officielle Barthélémy Diaz man ba ma ko déggee laa leen ni Barthélémy kii du moom parce que Bart moom li muy wax ci kaw la koy wax toujours moom il est courageux ci ay décision ay kii nit da nga koy xam loo ko bañ xam nga ni Barthélémy Diaz lu muy wax moom da ko naa fàng ci biti parce que amul lu muy nëbb waaw ba muy wax ci affaire dialogue bi ñi nekk ci opposition bi rango dëru bukki da leen dénoncé te bañ nee ba ci biir gis nañ ko voilà donc Barthélémy li muy wax d'ailleurs boo demee ci page am dafay wax ni moom li mu gëm muy te loolu ñu def noonu nee na loolu du fi gan nee na bu ngeen seetloo temps yi passé rek même Benjamin Ndiaye sax defoon nañ ko ci benn audio moom it jàppoon nañ ko ci lu mel noonu ci benn audio ba mu démentir nee na bi yoon nag mooy démentir bu mujj bi muy def waaw maanaam jël léegi technologie bi dafa am nu muy demee noo xam ne mën nga imiter baatu nit dafa li ngay wax bon balaa nit koy démentir fekk mu wër ba yàq bon boo woyofee nag xam nga Sénégalais moom loolu moo leen daloon ci Abdoulaye Wade boo woyofee te doo taxaw di seetlu ku ñëw këf la nit da ngay dégg dara soo déggee dara nga dem gëstu laaj ba xam waaye bu ñu nee nangam rek nga ne diw de nangam daal di kii kooku da koy jotali donc nit da ngay téye dëkk bi dafa demee noo xam ne léegi surtout moment bi ñu toll dafa bari ay manipulation d'ailleurs loolu moo tax sax bokk na ñun ñuy commenter lii ñuy def nii di commenter li ci yéenekaay yi pour gën di yeewaat nit ñi ci yu mel noonu bañ leen di gaaw a dal waaw dégg ni tël rek ni damm na waaw Barth nee na li mu gëm moo di nee na Macky Sall du libéré Khalifa Sall du libéré Karim Wade ñun ñoo war a opposition bi ñoo war a dajaloo bu ñu amee majorité à l'Assemblée nationale lu ñu bëgg a def ñu def ko moom loolu la gëm te loolu boo ko gëstoo ba ci biir man j'étais sceptique parce que li gars yi wax ni yëpp naa woy dañuy jëli Karim Wade pour maanaam néewal doole Sonko problème bi nekkul foofu boo gisee gars yi dañuy jógee temps yi nga xam ne ñoom bàyyeeguñu kon nag nit ñi bu ñu focaliser wu ci loolu en attendant di xaar nañ li Barth wax mooy li am na opposition bi réunie fexe am majorité assemblée nationale loolu mooy dëgg bi te bàyyi yeneen yi loolu la ko waxee ci page am nee wax na ko Sonko ni ko loolu la gëm ne fi di xaar ay bu dee ñii rek la ñuy xaar ci loolu duñ ko def kon chronique d'une diabolisation loolu la ñu wax ci kii bi maanaam
ay manipulation politique contre Sonko waaw c'est de bonne guerre moom Sonko moom fi mu toll nii loolu lépp maanaam ay expérience rek la ciy jëlee maanaam c'est-à-dire ñoom ils sont en train de former quelqu'un c'est-à-dire koo xam ne amul woon expérience sur le plan politique léegi ñoom ñooy poser ay actes yoo xam ne qui lui permet maintenant lu mu romb rek mu am ci expérience am jàll lu mu romb rek mu am ci expérience am jàll dañuy yaakaar ne dañ koy def contre lui waaye fekk na ñoom ñu ngi koy former te yëguñu ko sax voilà fi toll nii yi ñuy def nii day tax muy gën di teey day tax qu'il soit plus vigilant day tax ba nga xam ni yu bare donc ils sont en train de former Sonko am na yoo xam ni man jërul sax ma ci attardé wu ci yenn sorties yi maintenant ñëw ci gerte gi daal nañu échec d'ailleurs maa ngi ci mandat toujours nee na échec de la campagne arachidière les saisonniers de la Sonacos tirent sur le ministre de l'agriculture nee na campagne yu gerte gi daal dafa lajj saisonniers yi nekk Sonacos ñi nga xam ne par saison la ñuy liggéey ñoom ñooy ñaawlu doxalinu ministre de l'agriculture waaw parce que dégg naa directeur Sonacos muy wax ne am na xawma 68 000 tonnes alors te 100 000 tonnes lañ soxla woon xam nga Sonacos bu ñu demee bay wax 100 000 tonnes lañ soxla woon nga xam ne Sonacos dee na ñeenti Sonacos moo amoon Dakar Diourbel Kaolack Lindiane ak SIZ Ziguinchor même Dakar rek daan na jël lu mu plus de 100 000 tonnes waaw te li directeur bi wax nee na ci 68 000 tonnes yi am na loo xam ne dañ koy lekk am na loo xam ne dañ koy jaay am na loo xam ne dañ koy yóbbu bitim réew kemb nee na kemb boo xam ne ñoom dañ ko jënd ba pare mais dañ koy jaayi bitim réew loolu c'est extrêmement dangereux am na ci kemb boo xam ni nee na dañ koy def diwlin jaayi ko bitim réew am na boo xam ne dañ koy def di ko consommer may wax sénégalais yi ni leen Sonacos loolu ñuy wax diwlinu gerte su Sénégal defaree benn bateau diwlinu gerte buñ ko jëndee ñoom extérieur dañ leen di jox ñetti bateau huile végétale mooy huile bii gars yi consommé nii parce que pays européens yi ñoom du huile bi ñuy lekk fu mu nekk huile pure raffinée donc ñoom ñooy defar végétal ba pare weccoo ko ak Sénégal yi huile gerte bi xam nga ni chinois yi bu ñu ñëwee fii di jënd gerte gi di ko yóbbu am na lu nekk ci biir gerte gi ñu jaay di ko yóbbu ci bitim réew loolu war nañ ko xoolaat parce que gerte dafa am coupe bi mën na taal chaudière buy taxawal courant gerte dafa am foin mooy poussière bu sew boobu ngeen seen muy naaw ci kaw moom la jardinier di utiliser gerte dafa am rakkal bi moom la xar yi di lekk moom la ñuy def pelletisation nga xam ne bu nga ko yóbbu aflatoxine camion Sonacos ba takkoon fële ci Sonacos ba reyoon fa ay nit foofu la ñuy defaree maanaam rakkal ba waaw mooy pelletisation dañuy jël rakkal ammoniac bi boole ko ak rakkal bi génne ci produit boobu ak yeneen ay ba eau de javel sax Sonacos dem ko daan defal kon li ngay wax dëgg la dama comprendre lu ba léegi pourquoi ba léegi mënuñu mettre l'accent ñun li ñuy liggéey ñu fexe di ko valoriser donc le mandat ci loolu la ñëw. Le Témoin quotidien moom la nee na ci wàllu démocratie ak liberté Sénégal rentre dans le rang na daal Sénégal daal dafa dellu ginnaaw ci wàllu démocratie ak liberté loolu ci lañ ko classement yi daal loolu de wax naa ko fii dem revue de presse bi posté gu ma ko mais dinaa ko posté tey parce que dama am problème logiciel wax naa ko dem ci revue de presse bi ma ne leen message bi président bi wax moo wax ni loolu jéglu ci daw bu ndaw boobu
donc wax naa ko fii ci maanaam liberté et démocratie bi may wax sànq deltu ginnaaw bu ci am wax naa ma ne leen dafa am yenn kaay bu titré dem mu ni président Macky discours bi nee na comprendre na jeunes yi ma ne ko bu comprendre jeunes yi de na ci boole liberté et démocratie parce que manifestation bi amoon romb na au delà ay xaalis bu ñu war a financer jeunes yi donc loolu tey mooy xëtee tey loolu feeñ na fi témoin ñëw na ci ñu ni daal ragal nañu troisième vague bi daal ci wàllu mbas mi ñëw ndax rassemblement yi waaw rassemblement yi de le 19 lañ arrêté affaire bi teguñu ci ay 72 heures Farba Ngom def meeting fële ba waa Fouta di kaas ñu lu ëpp téeméeri million ñu koy def ci meeting boo xam ne waa dëkk ba dañoo xiif loolu da la def waaw ba waa Fouta nee nañu bis bu Covid bi jógee ci Fouta dañ xam ni Farba Ngom moo ko def waaw gis ngeen li xaw Fouta gis ngeen li xaw Pikine yooyu yëpp ci en moins de 72 heures même Dakar sax dañ ko doon bëgg a def te am na ñeneen ñuy waajaat encore waaw pour def ko loolu nag non seulement ñoom faale wuñ Covid bi mais beneen affaire boo nekk ci biir xam nga kon li Barthélémy Dias waxoon ni gars yi dañuy reculer pour defaruwaat waaye gëmuñu yenn yi nañ ko xoolaat bu baax yëngu-yëngu yi am nii yëpp ci responsable yi intérêt personnel dong la du leneen parce que yëg nañ ni ñi ngi def remaniement ñi ngi waaye def remaniement ku nekk yaa ngi jéem a positionné wu pour bokk ci ministre yi amul leneen il n'y a pas autre chose de midi à 14 heures waaw dañ ko féetalee naa riposte contre Sonko déedéet man gisaguma ko noonu sax waaw man ni ma ko gisee mooy élection locale yi mi ngi jub remaniement mi ngi xëy léegi nag ku ne bëgg a wane sa bopp man loolu laa gëm Pastef rend coup pour coup Sonko tisse sa toile Benno Bokk Yaakaar lance une plateforme numérique en Mbour les boutiquiers veulent de l'or sur leur comptoir waaw or bi di fi lañ koy defee waaye pourcentage bi ñuy waxoon boutiquiers yi moo tax ñuy kaas Pastef dinaa ñëwaat ci loolu mu wax parce que am na yenn kaay boo xëtee bu ko titré dinaa ñëwaat ci loolu lu tax Pastef wax ni dóor fayu les Échos Macky Sall ngir réclamer ñu relance le dialogue national dialogue bi daal nit ñi dañ cee sonn wax dëgg yàlla dialogue bi est-ce que amati na sens sax parce que dialogue bi kenn xamul fu mu yem maanaam lu commencé loo xam ne kenn xamul moom daal ëlëm na nit ñi waaw te nee na président Macky Sall kat ñaari weer la jox waa ji pour mu boucler travaux yi ñaari weer encore de plus waaw ma la Ibrahima Sagna moom lañ fi déggu ne day démissionné xaw ma les Échos ci loolu la ñëw relance dialogue national bi daal fii Sénégal toll nii dialogue bi jëlul gudd jëlul gàtt ay poñ na organiser des élections transparentes delloo nit ñi seen àq ak seen yelleef loolu mooy ñaari points yi ci ëpp solo waaw élection transparente te élection transparente bi mooy ñi yor seen carte d'identité ñi war a bindu ci tam âge voté ñu fexe bañ am seen bañ jot seen carte d'identité fichier électoral bi ñu génn ko càmbaraat ko ba ñëpp d'accord ci fichier bi ñu njet dat élection yi delloo nit ñi seen àq ak seen yelleef loolu mooy dialogue bi beesuwul loolu leneen loolu man loolu laa gis waaw les Échos ñëw na ci le PUR mooy parti Moustapha Cissé bi te Issa Sall xam ngeen ni moom moo ko représenté woon ci élection présidentielle ci PUR Issa Sall dafa créer benn parti politique depuis plus de 6 mois dafa créer parti politique depuis plus de 6 mois te assemblée nationale dafa wax ni soo nekkee député ci benn parti
soo démissionné ci parti boobu da ngay perdre sa député léegi nag waa PUR bi nañu lettre Moustapha Niasse daal ko ni ko daal soo demee ci suñu règlement intérieur ci article 7 bi daal la mu ca xaati moo di bépp député boo xam ne parti moo la investir ci parti nga bokk mu investir la boo jógee ca parti ba da ngay perdre sa député loolu ñëpp ko xam waaye xam nga gars yi bu ñu bëggee laxas jaan bu fekkee ne am na ci dama leen di wax ñoom lan la ñuy wax waaw parce que Issa Sall comme juróom benn weer ba léegi créé na parti am mën naa am xañ na daa jotagul récépissé wala defagul assemblée générale te assemblée générale mooy jiitu créer parti parce que ci assemblée générale ci la parti juddu soo ko créé ba déposer ministère de l'intérieur maanaam bu doon ci wàllu démocratie gis nga bu jotee këyit boobu jógee ci Issa Sall dina ko xamal ni ko kon kat à partir d'aujourd'hui dootoo mën a nekk député parce que loi bi lii la wax su ko ministre bi deful moom Issa Sall ci boppam moo war a xam moo war a wane éthique bi moo di maanaam yow ci sa doxalin soo fekkee ni da ngaa créer parti te parti ko créer da ngaa bëgg a yor réew waaw nga bëgg a yor réew ba pare yow ci sa doxalin bi am sooxe maanaam ni mu waroon def mais ni Macky Sall defoon na ko def Macky Sall bi muy dem dafa démissionné ci postam yëpp delloo ko dem créer ci parti loolu moom loo bañ Macky Sall moom xamal nga ko ne def na loolu waaw kon nag boo nekkee ci PUR ñu investir la te yow kenn xamula woon Moustapha Sy lañu xam te nit ñi bu ñu wotee Moustapha Sy moo tax ñu wotee ba nga nekk député à l'Assemblée nationale soo demee bay créer sa parti bala nga nit ñi daan wax démissionné yow yaa waroon dem nga démissionné sa bopp ba pare créer sa parti su ko defee nit ñi sax dañuy naw ci yow mii kat ni nga doxale kat dinañ am ci yow yaakaar voilà loolu mooy signe bu njëkk bu wane ni moom kii parti ba muy créer moom jërul am benn yaakaar moom waaw te loolu li koy firndeel mooy leen Omar Sarr bii nekk PDS xam ngeen Abdou Aziz Diop bi nga xam ne amoon na jafe-jafe ci justice bi moom Abdou Aziz Diop bi Abdoulaye Wade nekkee Omar Sarr moo ne woon ministre bi mu nekkee ministre de l'habitat Abdou Aziz Diop moo nekkoon directeur de cabinet yaa ngi dégg Aziz Diop actuellement député la parce que dafa remplacer kii Madické Niang bi nga xam ne ni moo démissionné woon moom Aziz Diop moo ko remplacé bi mu ko remplacé ba nekk député mais ku ne xam na ne Omar Sarr ak Aziz Diop ay xarit lañu benn lañu moo tax mu nekk directeur de cabinet mais bi Omar Sarr créé parti dafa wax Aziz Diop ni ko bul démissionné ci PDS resté fa ba mandat bi jeex kon kay firnde baa ngi noonu moo tax Aziz Diop ba léegi demagul ci parti Omar Sarr bi ndax Omar Sarr ko wax loolu même loolu sax éthique da koo bañ Omar Sarr waroon na am ngor boo xam ne bu ma nekkee yow ma dem bay créer parti ak ni mu demee moom waroon na am ne ko léegi daan la ñuy seen poste parce que ñoo la ko joxoon te nekkatoo ci ñoom parti boo fa nekkee nit ñi mën naa ne man j'ai voté pour le PDS Cheikh Niang a voté pour le PDS Aliou Marème a voté pour le PDS bi ñu présenté liste bi ak keneen kon kay booy dem suñu voix yooyu nga xam ne ñoo ko voté woon bàyyil ñu ko nga dem loolu mooy dëgg waaw kon foofu Omar Sarr warul wax loolu Aziz Diop da ko war a wax ne ko bàyyil leen ñoom lële seen député te nga ñëw ñun ñu dem nga ñu jàppale ma ci liggéey bi loolu mooy dëgg waaw donc Issa Sall loolu ñu ko waxal ci PUR ñu si xool ba xam waaye fu mu mujjee gëtam las ñëw na ci kaw mu ni AG de soutien au président Mamadou Talla remobilise Kanel autour de Macky Sall Fouta yëngu na de li ma waxoon rek remaniement bi rek loolu la de du pour Macky Sall comme waa ji jóg na ministre de la justice bi jóg na ñeneen ñi jóg rek
parce que ku ci yëgul yaakaar nga ne nga ñàkk sa fauteuil loolu nag moom la war a Sénégalais yi war a yeewu waaw nga remobiliser pour ñu xool say nit ñu ne ah kii de bu ñu ko génnee ci gouvernement bi musiba am loolu mooy kii bi de waaw man li gars yi xalaat Sonko xalaatuma ko foofu de remaniement ak local yi daal coordonnateur yooyu daal mooy coow li fi mu toll nii laas daal ni comment les partisans de Macky Sall nuisent à leur leader maanaam ñi ànd ak Macky Sall niñ koy yàqalee mooy dëgg loolu mooy dëgg mooy li ñuy wax nii rek ngay fekk population bu xiif mar am problème mu ndox am problème mu santé wér-gi-yaram am problème boo demee ci hôpitaux yi nit yaa ngi feebar ngay génne ay garab yu dul jeex garab yu seer et pendant ce temps gars yi débloqué de l'argent di def ay meeting loolu toujours dañuy mere président yi moo tax Fouta la fa xawaan gis nga xale yi dañoo génn seen morceau yu xonq parce que xale bu xëy amoo loo lekk amoo loo naan ngay war di taxawal gisoo loo liggéey nga jëkki-jëkki ay kat yu dul jeex di la romb de gauche à droite di def ay meeting loolu day révolté nit waaw loolu ci la laas ñëw ci yenn kaay l'évidence Moustapha Tall met en relief l'importance du secteur privé Moustapha Tall mi moom du ma yàgg ci ay waxam kii moom Abdoulaye Wade rek lay bañ a gis ndax suukaram soosu waaye moom fi dóor fayu rek ñu daal samay da ngay nekk ci dëgg nekkoo ci dëgg donc kooku moom dañuy romb rek amuñu ci commentaire enquête la scène politique en évolution reprise des activités Benno Bokk Yaakaar se bat pour revenir l'affaire Sweet Beauté sonne le réveil de l'opposition M2D l'organisation star du moment Karim Wade envoie 6 véhicules 8 au PDS pour leur tournée waaw Benno Bokk Yaakaar de même bu fekkee ne tamit élection yaa ngi jub si local yi ak lii di gouvernement bu bees il faut ñu xumbal moo tax ak waa ji di kon affaire bi jax na léegi daal di see teg ni mën nañoo jàpp ni daal affaire bi amoon ci Adji Sarr daal moo yëngal opposition bi moo yee opposition bi kon de opposition bi war nañoo gërëm ko Adji Sarr bon su fekkee ni Adji Sarr daal affaire ba fa amoon moo leen boole ba ñu jóg yeew war nañoo sant bon maanaam loolu ñu tuddee affaire Sweet Beauté kon opposition bi jóg nañu taxaw tem waaw parce que temps yi de moom vraiment li leen manqué woon moom ñu ngi ci quoi li des rek mooy fësal ko te moytu ndëgg sërëx yi ci biir ndëgg sërëx yi mooy wax naa ko fii keroog damaa jël ci à titre d'exemple rek gis nga tey état bi suy defal gouvernement bi mën na seeti ku mel ni Malick Gakou mu jëm ko génn ci mouvance boobu pour nommer ko ministre waaw noonu la état di fonctionner maanaam bu ñuy déstabiliser groupe dañuy bàyyi ba nit ñi nekk groupe ba mu wóor ko ni ñii ñoo gën a fës pour tas leen ci ñooñu lay commencé rocci waaw moo tax ma ne Malick Gakou na gëm li muy def fësal ko parce que amoon na ay jamono indi fi ay jiixi jaaxa yoo xam ne nit ñi xamoon ñaaw njort ci moom kon yu mel nii bu amee nga nekk ci opposition bi da ngay def lu tax nit ñi bañ a ñaaw njort ci yow waaw mooy comme audio boobu rek bi ñu defoon ci na Barthélémy Dias moo ko wax kon gis nga la ma wax ni ñu sës ci Sonko wala ñuy wax ak Sonko toujours dañuy wut ñu leen néewal doole kon la Barthélémy Dias wax ni ñii xalaat amnistie Karim Wade ak amnistie Khalifa Sall moom gëmul loolu waaw kon loolu ñuy nañ ko bàyyi xel bu baax waaw parce que kii amnistie bii bu Karim Wade man li tax ba léegi mu am ci doute mooy ni ba ko sëñ bi wooyee Massalikul Jinaan foofu la gënoon a ëpp porté que moment bii te ba léegi affaire baa ngi traîné kon nag suñu mbokk yi karimis yi nañ tey ci affaire bi waaw nañ ci tey parce que ki ñu ko seqal la Karim Wade envoie 6 véhicules 8 au PDS pour le tourner waaw loolu de moom la ci ginnaaw la gaa yi xamul moom la gaa yi xamul Karim day bariwul wax Karim day jëf te du wax te xam li muy def
ñu ci bari di coow nii ñoom ay jamono ci ñi sësoon ci Karim ci lañ bokk am na ci ñoo xam ne sax ca cabinet lañ bokkoon kon Karim kenn gënu koo xam responsable yi PDS yi nekk fii la woon démb de mooy demaat ni xam naa léegi Cheikh ñaa woote parce que kii bi day jikki-jikki rek mbokk yi ñu ñëwaat ci di desoon ci revue de presse bi di jégalu ci dégg-dégg bi kon maa ngi yemoon ci li nga xam ne ni moo di li jëm ci journal enquête ci Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne mi ngi xeex pour ñëw ci pouvoir bi opposition bi tamit ñu wax ni mbirum Adji Sarr bi tax nañu yeew M2D bi nga organisation pour maanaam jàkkaarloog pouvoir bi Karim Wade mi ñuy wax ni tamit yónnee na fukki 8 ak juróom-benn ci PDS Benno Bokk Yaakaar wax naa ko sànq temps yi ñaari affaire moo nekk seen priorité benn bi moo di formation gouvernement bi ñoom ki ci bokkoon nan lay def ba bokkaat si ki ci bokkul woon nan lay def ba dugg si ñaareel bi local yi waajal ku ci nekk yaa ngi xool nan ngay bokk ci nekk ci maire yi d'autant plus que maire yi moom dañ leen di fal direct léegi ñoom jàpp naa ne seen yëngu-yëngu yëpp mi ngi jëm ci fànn boobu waaye yëngu pour jàppale Macky Sall de man gëmmali gaa yi wax moom waaw mën na maa jum nag waaye bu jàpp ni dañuy yëngu ni pour contrecarrer déedéet man li ma jàpp mooy lii seen kanam seen i intérêt la ñuy xool waaw opposition bi nag waaw dafa jot nag ñu yeewu waaye comme jaare na foofu ba ñu ngi dajaloo tant mieux Karim Wade yónnee na fukki oto ak juróom-benn waaw loolu daa am histoire waa PDS yi yéen a ngi may dégg am na ay jamono ñu def benn tournée boo xam ni fu ñu dem fu ne yónnee nañ fa ab commissaire pour njaayam carte bi fu ne centre bi amoon na équipe bu dem côté fële Saint-Louis amoon na équipe bu dem côté Ziguinchor amoon na équipe dem ñetti équipe ñu dem ci fédération yëpp def fa ay réunion placé fa ay carte placé fa ay commissaire installé fa ay commissaire pour ñu commencer vendre des cartes ba démarrer rek moo desoon mais loolu gars yi bi ñuy dem am na ay militants yoo xam ne xamuñu nu ñu demee Karim moo financé programme boobu ñu luyee ay 4x4 équipe bu ñu nekk da ngaa luyee say oto dégg nga ñu def tour Sénégal tour fédération yi yaa ngi dégg jënd ay carburant def ci fay ci ay hôtel fay ci ay per diem fay ci ñuy organiser rencontre loolu xaalis la waaye ba mu paree Karim daf leen demandé ñu defal ko compte kenn mënu cee def compte waaw loolu bokk na ci lii féewale Karim ak genn responsable ba mu leen laajee ne mënuñoo def bilan bi te Karim mënul génn di wax dafa xam la mu xam rek noppi parce que ñun ñii dañuy xam lu bari noppi waaye ñun dinañ xam waaye xëy na bu wax jotee ñu wax kon bu ngi jëndee oto yooyu pour muy ay tournée kon la mu dajoon fële moom lay bañ a dajaat maanaam gars yi dañoo jaar ci kawam loolu mooy wax bi waaw comme nag léegi ñi en général parti bi moom gis naa ne xëy na ñi fi nekk léegi mi ngi leen di wóolu ba mën na indi yenn yi di ko jox parti bi loolu parti aussi dafa demande ay moyens déplacé wu gis ngeen bu dëj amee ñu ngi wër tout ça et consort je pense que loolu mooy sensu oto yi tournée yi ngi def nii jamono moment bi may wax ak yéen nii am na équipe boo xam ne kiy jaay vente de carte ña nga ci biir réew ña nga ca Saint-Louis def nañ tour Sénégal donc loolu moo indi maanaam loolu ci mbirum oto yooyu ñuy wax waaw bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci wax naa leen espoir bi moom dama koy bàyyeel sama waa ji Ibnu l'économie maritime au point mort maanaam géej gi daal daara doxatu ci accord de pêche yi ñu yeesalaat
sonal na nappkat yi te nappkat yi nee nañu Sénégal fukki milliards lay gagné ci juróomi at maanaam ci accord yi maanaam bu ñu ko signé ak chinois yi fukki milliards lañ ci am par juróomi at mais ñoom nappkat yi nee na ñoom suñu ko signé wul ñoom mën nañ leen génneel fukki milliards ñoom ci benn at waaye daa am lu nekk ci ginnaaw de waaw daa am lu nekk ci ginnaaw waaye li ci ëpp solo daal moo ni nañ jàpp ni géej gi nit ñi sonn nañu béykat nappkat yi sonn nañu yéen a ngi dégg caawe rek démb rek dañu jaale Cheikh Niang au passage am na ñetti nit yu ci yoo xam ne dañoo réeroon ba ñaar ñu feeñ ni dafa faatu waaw temps yi passé dëggal ngeen ñi doon boy yi doon def immigration ay centaine de personnes dee ci géej gi moo toll ci période boo xam ne nii dañ ko war a noppal waaw dañ ko war a noppal moo tax ma sànq wax na ma ni accord de pêche yi daa am histoire yàlla na ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng wala de bu doon keneen bu ñëwee laay parti socialiste néew ma ñëpp duñ dem kaso de waaye ñu bari dinañ fa dem waaw accord de pêche Moustapha Niasse Tanor Dieng passeport diplomatique Moustapha Niasse ak leneen mu jëggal ñëpp ñu daan leen xaalis bi may liggéey Sénégal du foofu laa koy jële donc accord de pêche yi loolu moom mën nañ cee bàyyi xel Ousmane Sonko face à l'équation des faux amis moom la Walf Quotidien ñëwee waaw lu mel nii moom bu amee xam nga état dafa naqaree xeexal loolu gars yi tudde ay top maanaam bu yëngu-yëngu amee dañuy jël un Ndiaga Ndiaye fexe mu infiltrer leen dugg ci biir ñu wanewu nag wanewu sama waay ba nga ne ay loolu fekk ñoom dañ leen yebal pour que dynamique bi gars yi nekk ñu kase ko moo tax keroog sama revue bi passé ma ne ko Malick Gakou dafa am ay jamono muy indi jiixi jaaxa ci bopp nit ñi donc yu mel nii bu amee bu jógee opposition bi nit ñi dañuy ñaaw njort moo tax nit da ngay nekk ci dara rek nekk ci dëgg kenn du am ci yow sikki sàkka même li ñuy wax bu dul dëgg sax buñ ko bindee xel day daal di ñaaw kon ñu koy ñaan rek moom ak ñeneen ak ñeneen yii moom waxuma la Sonko waxuma la keneen mais benn révolution jeunesse la maanaam même bu fi Sonko nekkul ko woon keneen moo koy porté c'est pas parce que Sonko est là waaw c'est pas parce que Sonko est là c'est une révolution boo xam ne nii depuis que Wade est parti depuis 2012 ba 2021 ñii yeewu nañu nit ñi comprendre nañu nit ñi gis nañu léegi nag comme gis nañu comprendre nañu par rapport ak li ñu doon dund par rapport ak li fi xewoon dafa am benn révolution bu ndaw boo xam ne léegi ñu koy gis kenn mënatu leen ndax léegi kon nag bu ñu yaakaaree ne dañuy jëm a Sonko noonu pour déstabiliser ko ñu ngi nax seen bopp voilà. wax na aussi Walf ci wàllu aj gi ni Riyad daal dafa corsé ay conditions maanaam ni ñuy waajal pour dem Makka daal daf ko diisal léegi waaw xam nga foofu tamit ministre des affaires étrangères ay xam nga nu mu tuddati ay sall xaw ma moom moo war a génn leeral nit ñi parce que nit ñaa ngi wax naa soo amul juróom-benn fukki at doo dem te rien n'est officiel waaw te moom ñeneen ñu daal sans Sénégal daal dafa wàññeeku pour maanaam aju ren gi waaw docteur Malick Sall ñëwati na de nee na Sonko waa kër Sonko yi ñu faatu ci kii bi yëpp waa kër Sonko yi leen faat waaw nee na violence yi am foofu daal waa kër Sonko yi la kii moom saa yu waxee rek mu indi toj waaw man de franchement man dama ñëwul kanamam sax quoi xam nga sax parfois da ngay kaf ree wala 15 suite mais daal moom ni muy def nii daal en tout cas de loolu mu wax de waa ko Sonko ñi rey te nit ñi teg seen bët jël bal dóoru tël ñu waa kër Sonko yi la baax na ñëw na ci cag-cag yi
nee na cag-cag yi dafa doublé léegi taxi yi waaw cag-cag yi dafa doublé. cag-cag yi dafa doublé cag-cag yi dafa doublé maanaam taxi yi cag-cag yi day ñëwaat ci li ma doon wax sànq rek ñoom dañuy yóbbu ay nit di yóbbu ay bagages yóbbu nit yi moom ñàkk pexe la ci nit ñi sax ngay dem Dakar fii di jël ay engins wala dem Parcelles jël engins mais c'est que Dakar léegi kenn mënul dem surtout le matin bouchon bu dul jeex te loolu am na projet yoo xam ne ni comme BTR bi bokk na ci li ko causé ma wax foofu ni jeunes yi dañoo amatul léegi maanaam xale yi ñoo amatul xam nga espoir xam nga nit da ngay toog ba yàgg sax nga ne ñi ngi defar bërëb sàngar bi nga yaakaar ne boo fa demee di nga fa am xëy maanaam booy dañuy nekk ci koñ jëlal booy nga nekk ci koñ bu école nii dañuy xëy suba ba ngoon dañuy taxawalu amatuñu def ñu dem football yi ñëwaat ainsi de suite boo demee sur le secteur informel sànn nga ña fa daan nekk ci politique ñëpp ñu ramasser leen yóbbu leen fële ci Petersen du ñu gis ay clients ak leneen ak leneen yaa ngi dégg loolu mooy problème bi xam nga Ablaye Wade dafa wax benn affaire wax naa ko ci sama revue de presse ba lay passé ma ni Ablaye Wade dafa waxoon ni te heure bii su fekkoon ne Ablaye Wade na ngi fii kon ba léegi projet bi taxaw na mooy bi muy defaree aéroport Blaise Diagne mu ne aéroport Léopold Sédar Senghor da koy def cité des affaires daal di ne cité des affaires boobu mooy le plus grand des grands projets mooy projet bi gën a rëy ci Sénégal parce que ça rapporte des milliards de dollars xam nga milliards de dollars 1 milliard de dollars égale 500 milliards de francs CFA moo xam ne des milliards de dollars lu tax parce que cité des affaires bi nee na ay banque dafay nekk ay assurance ay hommes d'affaires yoo xam ne dañuy foofu tabax foofu seen makkaan yoo xam ne ni dañuy def ay seen affaire te comme yàlla may nañu am chance boobu am aéroport bu nekk ci biti réserve foncière boobu bari na bari waaye boo xam ne nii soo fa doon tabaxee cité des affaires main d'œuvre ba fay génnee maanaam tabax yañ fay tabax bala moo sotti maanaam main d'œuvre locale yi yëpp dañ fay am chantier menuisier yi dañ fay am maçon yi am fa ferrailleurs yi am fa génie civil nekk fa cadre yi ingénieurs yi jaaykatu ciment yi jaaykatu fer yi jaaykatu bloc sanitaire yi lépp fay dem PVC yeeg lépp maanaam dafay nekk xaalis boo xam ne liggéey ba dafay bari macha allah et ça va rapporter des milliards et des milliards de francs CFA loolu bu doon daw ci Sénégal tey kon heure bi fekk na am na ay entreprises yu bari yoo xam ne ñu ngi suqeeku mais malheureusement gis ngeen gars yi temps yi passé ñu ni foofu aéroport ba jox nañ fa CDS bu boobu kii yor la Aliou Sall jox nañ ko fa xam ñaata hectare pour ñu dagg ko ay kër pour dëkkuwaay waaw xam nga dëkkuwaay moom amul dara lu muy apporter boo xasee dugg sa kër amatul taxe booy fay amatul dara daanaka cité des affaires banque mairie yeeg yëpp dañ ciy jariñu même bu paree ba pare mairie bi nekk localité boobu entreprise dafay nekk assurance dafay nekk yëpp dañuy fay ay taxes ci mairie bi léegi loolu lépp ndax na saay parce que li ñuy def ci projet terre bi ba léegi mënul daw te gars yi inauguré ko te terre boobu ba pare amul benn main d'œuvre bu muy génne jeex na inauguré nañ ko depuis 1 an ba léegi mënul daw donc dafa amul ay projets yoo xam ne nii dina permettre jeunes yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu am yaakaar yi lii kat maanaam ëllëg mën nañ cee jàpp moo tax booy dem ci cag-cag yi waaw cag-cag yi de mooy li nekk ci région yi xamatuma sax nu mu tudd waaw Dakar Times nee na Sénégal fukki pays yi am ci liberté démocratie dellu nañ ci ginnaaw bokkuñ ci juróom fukki yooyu wax ne aussi li ko waral tamit naam bokk na ca maanaam borom ñaari tur yooyu tamit waaw wax naa fii ma ni
président Macky Sall discours ba mu def adressé ko général je vous ai compris su comprendre le fond hein suñ ko xamalul ne ko fond bi mooy liberté démocratie liberté mooy nit ñi seen ak seen yelleef pouvoir bi na dem exercer pouvoir am na bàyyi opposition bi def si exercer pouvoir am te kenn bañ a indi jiixi jaaxa nañ bàyyi justice mu def liggéeyam hein kenn bañ a indi problème loolu mooy liberté dëgg loolu dëkk bu mu amul rek problème am fa parce que day dem à un certain moment donné peuple bi mooy wàcc te peuple bu wàccee léegi li maanaam pouvoir dootul amati xam nga peuple bi wàcc fii keroog fii kenn waxatul justice kenn waxatul exécutif kenn waxatul législatif peuple bi moo wàcc loolu nag c'est à éviter réew mi quotidien ñu war na ci loolu nee na le Sénégal n'est plus un pays libre moo ko wax de Sénégal nekkatul pays bu am liberté Ablaye Wade dafa wax benn mbir bu am solo Ablaye Wade dafa wax benn mbir bu am solo mu ni Sénégal gii mu ni Sénégal gii li fi xew li mu maanaam amul maanaam moom li mu bàyyi Sénégalais yi ñi di ko def amul ci benn réew maanaam liberté bi am ci Sénégal amul ci benn réew xam nga Wade moom ndeysaan dafa bëgg concurrencer tubaab yi ba nga xam ne dafa bëgg mais wan na ni tubaab yi ñoom gënuñu ñoo nekk ay démocrate dégg nga donc liberté boobu depuis mën nañu wax depuis que le départ de Wade gis nañu ni dafay effrité wu lu ñu nunguloon Wade gis nañu ñu ngi koy accepter le Macky Sall Abdoulaye Wade bàyyi na le 23 juin bàyyi na le 23 juin gars yi taxaw ci buntu assemblée bi n'est-ce pas bàyyi na Sénégalais yi ñu dem ba à quelques mètres du palais de la République palais ba quelques mètres du palais ñu bàyyi si Sidy Lamine Niasse ànd ak opposition bi ñu def foofu seen meeting Abdoulaye Wade bàyyi na opposition bi ñu inauguré monument de la Renaissance opposition bi ni même jour bi ñoom dañuy marche voilà ñoom dañuy marche le même jour bi ñu inauguré monument de la Renaissance ay président war fa ñëw mu bàyyi leen ñu marche 10h ba 13h 14h 15h chef d'état yi commencé di wàcc loolu ban pays la am amul ci benn pays ma tegal leen extrait bi Abdoulaye Wade di waxe ci maanaam liberté yi nga xam ne ni moo am fii Sénégal dañu déglu ko. Est un grand jour. C'est le jour du grand test de la démocratie sénégalaise. Car nous avons décidé de tester notre démocratie pour connaître sa place sur l'échelle internationale. Je peux vous dire que des dirigeants de certains pays, soit directement, soit par leurs ambassadeurs, nous ont dit que cette démocratie qui s'est exprimée aujourd'hui au Sénégal n'existe même pas chez eux, dans les pays développés. Dans quel pays développé, dans quel pays développé on a vu le gouvernement
laisser ses pires adversaires maîtres de la télévision pendant plus de 8 jours, demandant la chute de ce gouvernement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il se trouve qu'il y a des gens, il y a des Sénégalais qui ne connaissent pas le Sénégal et ils ne connaissent pas les Sénégalais. Car les Sénégalais sont des gens intelligents. Il ne faut pas les considérer comme ceux d'une époque ancienne où on pouvait leur raconter n'importe quoi. Les Sénégalais aujourd'hui, en moyenne, savent décrypter le langage d'un leader, savent faire l'inventaire d'un discours d'un leader pour décanter ses propos et savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça résume tout. Ça résume tout qui y a des titres qui recul démocratique bi ñu souligné wax nañ ci Sénégalais yi yéen a ko dégg li mu wax ci Sénégalais yi yeewute gi nekk ci Sénégalais yi mën a analyser xam am na xam-xam moo tax ma ni président Macky Sall ci discours am bi bu yaakaar ne j'ai compris les Sénégalais nga yaakaar ne génne 300 milliards la loolu mooy erreur bi voilà kooku il fallait ma dugal extrait boobu pour authentifier li may wax. L'Obs ñëw na ca Gambie ndax la fa xewoon ci diggante Gambien yi ak pêcheur bi ñu taalee commissariat boobu témoignage yi yëpp ñëw na aussi ci affaire Guy Marius Sagna Clédor Sène déglu nañ leen ñu ngi xaar. Tribune disparition d'une famille en mer maanaam li ma waxaatoon mooy ñëwaat rek Thiaroye wax naa ko sànq ma ne Thiaroye ñu jaale le maire Ndiaga Niang jaale ki nga xam ne moo di suñu xarit Cheikh Niang Thiaroye la dëkk nda Thiaroye moom dëkku napp la famille daal ñoo fa presque ñoo fa réeroon depuis dimanche biñ leen gisee ñaari ñu jot a gis yëpp faat nañu baay bi ak doom ji ak ñeneen ñoo xam ne ba léegi ngi leen seet gisaguñ leen ñu wax ne Sénégal chaque année dina am téeméeri pêcheur ak ñeent fukk yi gaañu ci géej gi loolu aussi day am firnde rek ci liñ doon wax mooy ñi fi jëloon gaal gi di dem rek géej gi dañ ko war a seetaat bu baax parce que amul beneen débouché maanaam léegi njàng mi maanaam fii daal problème bi daal vraiment c'est un problème boo xam ne dañ ko war a étudier xaw ma dañoo war a def les états généraux de l'emploi xaw ma lu ñu war a def en tout cas daal dëkk bi daal war na am benn sursaut national boo xam ne tant que jóge wuñ ci je pense que duñu décoller quoi injustice bi fii ak xuppaate bi fii ak wax yu ñagas yi fii ak xam nga yooyu daal il faut que Sénégal daal ñu jéem a démarrer waat ci nouvelle base waaw man loolu laa gis waaw parce que bari na problème yoo xam ne ñu ngi surgir voilà l'exclusif ñëw na ci benn militant bu nee na dafa déçu par Sonko mooy li ma waxoon sànq rek nee naa yéen a ngi formé Sonko de waaw yéen a ngi formé Sonko parce que gis nañ fii ay responsable yu gën a kawe un militant Sonko mu jógee ci réew mi ki sant Gadiaga fàttali naa tur yi te am na keneen kuy wàcc muy dëcc mu war a def conférence de presse am dimanche prochain te ñooñu ay leader lañu parti politique amul benn militant bu fay amul parti politique bu ma dem à 100% mu dem à un certain moment rek mu am ko fa jógee Abdoulaye Wade bi muy egsi au pouvoir la ko bàyyi ci ay nit ay cadre kenn xamul ni mu dey loolu ce n'est rien loolu ak politique ñoo ànd amul sens sax waaw
mais bu leen yaakaar ni phénomène bi am c'est Sonko phénomène bi am maanaam cumul de frustration la bu am pendant 9 ans moo dajaloo ci Sonko même boo fa tegoon Cheikh Niang problème bi day am waaw Sonko du Messi de dafa ñëw incarner benn affaire boo xam ne gos yi gëm nañ ko ci keneen ku mu doonoon dañ lay gëm donc yooyu ça ne passe pas libération drame de mer bi mooy li wax na ci affaire bu fële source a ñëw na ci ay agent Sen'Eau yu ñu tabaasi fële ci Mbàkke ndox mi xam nga barki demal woon journée de l'eau xam nga dem ndox ci Sénégal problème la wax naa ko ci revue de presse bi passé di ngeen ko dégg KMS 3 bi ñuy wax gars yi naan nañ ko ba pare projet bu mu defee dañu ne ñaari at la surtout wàllu ndox su ñaari at yu joxee te parewul lu ca tegoo rek perte la parce que célibataire bi nga xam ne mi ngi doon tabax bu këram pare day dem branché ji keneen di branché yow la nga xayma woon ci ndox ci diir boobu boo ñëwee da koy romb fuuf waaw donc ñoom nag boo ñëwee di dagg seen compteur di ko dajj di yóbbu te ñooñu fekk bu ñoo bala ñoo root dañuy xaaju guddi wala duñu am ndox loolu mooy problème bi wala nga facturé loo xam ne ñoom consommé wuñu ko loolu mooy problème bi ñaareel bi ñëw na ci li nga xam ne nii mooy sëñ Mountakha nee na de sëñ Bass Abdou Khadre de ñëw na Dakar ca la sëñ ba waxoon ci ndigal sëñ bi ñëw na Dakar ñaanal sëñ bi rek yàlla na fi yàgg te ànd ak wér sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te ànd ak wér la ma waxoon ci Barthélémy Dias ci postom boobu mbind loolu laay waxal rek di Barthélémy waxoon ni daa am ñu jóg di ko féewale ak Sonko te moom li mu gëm mooy Macky Sall du libéré Khalifa Sall du libéré Karim Wade li libéré Karim Wade mooy opposition boole am majorité à l'Assemblée nee na loolu mooy yoon bi ma ni man de gëm naa li Barthélémy wax parce que sëñ Mountakha mii ku ko gis li mu defoon ci Massalikul Jinaan ba Macky Sall génn ak Abdoulaye Wade seen ñaari loxo ñu tàllal ko ñëpp yuuxu ba nëgë ni ba tey Karim Wade di exilé wu man wet daal gis bokku ci waaw sëñ Bass Porokhane donc ñëw na indi na sëñ Bass Abdou Khadre daf ne war na ñëw ci benn réunion avec benn chèque de 50 millions de francs pour les familles des victimes nee na bu ñu xaymaa daal diggante 2000 ba 2021 sëñ Mountakha Mbacké génne na lu mat ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk ci ay ndimbal waaw génne na ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk ci ay ndimbal yoo xam ne daf ko joxe nee na joxe na 200 millions ci mbirum corona bi joxe na 100 millions ci construction mosquée Tivaouane bi joxe na 100 millions ci commerçant yi marché Ocass bi boo ci boole bi nga xam ne dafa lakkoon nga boole waat 50 millions yi kon kii sa waay sëñ bi ku ko am cim réew kenn waru koo caaxaane waaw caaxaane nañ Ablaye Wade ba mu dem sëñ bi kenn waru koo caaxaane ay waxam jëf la tudd jëf waaw ba mu wooyee Macky Sall wax ak moom woo opposition wax ak moom la mu waxoon yëpp waru woon am 24 heures te jëfewuñ ko maanaam heure bi ci leneen lañu waroon fekk lu dul ñi ngi auditionné nii wala ñi ngi waajalaat waaw ay waxam jëf la tudd man ne leen na ma bu doon jamonoy Ablaye Wade ba mu ko waxee balaa Ablaye Wade di ñëw Dakar lépp mooy dañ nga wax nañ ni ci Macky Sall sëñ Bara defoon na lu mel noonu ba mu ñëwee wax ko passeport beeg li ko Ablaye Wade ndar la yëpp sëñ Bara daa yëkk téléphone wax ak Ablaye Wade ci saa si lañu réglé lépp kon nag ñii buñ ko amee ci réew dañu war a fonk parce que lu ñuy def rek luy defar la ñuy def kii bu amul woon fii ñii ak ñeneen ñi kon Sénégal mën nañ jaxasoo lay def kon nag dañ leen di war a déglu critique nee na Ousmane Sonko de tas na benn complot bu ñu ko doon bëgg a defar waaw complot bi daal
ku yaakaar ne mën ngaa compléter Ousmane Sonko ba nga yaakaar ne Sénégalais yi dinañ delluwaat non foofu mooy erreur bi waaw man yaakaar naa Sonko bi sax change la parce que kenn xamul luy ñëw après Sonko waaw maanaam jële ko fi ci ay nii wala ci naan kenn xamul la cay taw waaw nee na prochain complot bi daal dañ koy accuser ni moom terroriste la ay terrorisme waaw ah ay Sall da génn wax terrorisme ak ministre yeeg ñenn ñi invité ci débat yeeg tout ça et consort xam nga état moom pour déstabiliser nit moom toujours y a des méthodes waaw Barthélémy Diaz waaw moom de nee na c'est à vous d'amnistier vos candidats à la présidentielle waaw Bart moom man bi gars yi wax ci kii bi laa leen moom du ay waxam du ko nëbb moom loo ko waxal moom ay waxam du ko nëbb li mu xalaat moom lay wax moo tax bi gars yi defaree audio bi fuité ko mu leen lii du tey jëkku ci tey def nañ ko fi defaat ko fi defal nañ ko sax seen cardinal boobu waaw le quotidien classement de la démocratie le Sénégal sort du top 10 waaw mooy li Abdoulaye Wade wax sànq rek dëkk bu amul liberté amul démocratie day jafe mu avancé nañ bàyyi nit ñi ñu am liberté démocratie te tellement dafa simple Sénégalais yi laayu ñu leneen lu dul la liberté li nekk ci constitution bi ni opposition bi am na droit def lii nañ ko bàyyil pouvoir bi am na droit def lii nañ ko bàyyil justice bi am na droit def lii nañ ko bàyyil assemblée bi am na droit def lii nañ ko bàyyil peuple bi taxaw seet témoigner kii atte waaye su assemblée walay am droit nga ne ko léegi yow dutoo am droit voter loi bàyyil may voter loi dugal loi lu ma bëgg a def ko député bu taxawee ni man du ma sax xool dañ naa nii ma yëkkati justice bi gis nga ministre bi li muy wax nii en tant que ministre de la justice ak yeneen yooyu bu amee ci réew boo marché ñu téye booy waaj a marché ñu téye la manque de liberté boobu toujours day dem à un certain moment donné révolte lay indi révolte bi mooy population bi ñooy génn mooy li xew nii amul leneen c'est tellement simple li nga xam ne moo fi des te kuy wax nga wax ko mooy nañ dem ci ay élection yoo xam ne ni élection kenn moomu ko Sénégalais peuple bi ñoo ko moom waxtoom jot na nañ organiser des élections libres et transparentes population bi dem tànn ki ñu bëgg tànn ñu bàyyi seen droit de liberté gouvernement bi dem gouverner yi ñu koy jox xaalis réew mi muy gouverner ce pays ñu def ay élections jeex na waaye li ñuy wax ne boo bëggee réduire l'opposition à sa plus simple expression problème bi mooy am nii rek parce que l'opposition a le droit de s'exprimer dans la constitution am na foofu am na statut de l'opposition dañoo am ay droits donc moi je crois que loolu mooy li nga xam ne kuy wax ci loolu nga mën a ñu waat les Échos ñëw na ci Macky Sall relance le dialogue national mooy li ma wax sànq rek daal di ne na daal Ibrahima Sagna daal ñaari weer laa la may pour dialogue national bi gëmoon na sax nit ñi gëmati nañ ko parce que changement bi amee ci diggante bi ñi composé dialogue national bi sax est-ce que amati nañ légitimité boobu ci fii dialogue daal je pense que jaratu ko fii li ci jar moo di mooy président am nga plein pouvoir comme ni nga amee pouvoir au niveau de l'assemblée dugal fa loi boo xam da lay permettre yow léegi nga jël ay sañ-sañ saa nga jaar assemblée li Sénégal yi soxla mooy élection locale yi weesu na depuis 2019 ñaari at élection législative 2022 la war a am élection locale yi 2024 la war a am nañ fixé date élection yi fichier bi nga xam ni mooy noonu ñëpp di kaas ñi war a bindu ji dem bindu ji ñi nga xam ne amuñu woon temps pour voter kenn seen tournée woon ci fichier bi ñu réintégré leen te defaraat fichier bi ba ñëpp d'accord ci ñu fixé date élection yi population bi tànn loolu mooy wax bi dialogue ñu indi ay nit yoo xam ne dañoo am légitimité waaw bu Sénégal yi prononcé woon nii waa APR yi wala waa Benno Bokk Yaakaar yéen lañ fal ñu xam ne yéen la population bi falaat buñ falee ci opposition bi ñu ne xam ne opposition bi lañ falaat loolu mooy li nga xam ne mooy dialogue bi loolu mooy soutenir dialogue ñi nga xam ne dañoo am seen droit ak seen liberté ñu xañ leen ko muy Karim Wade muy Khalifa Sall
te mu leer Sénégal yi yëpp ñëpp wax nañ ko tout le monde wax nañ ko nee na koo wax mu ne Sonko li daaloon Khalifa Sall ak li daaloon Karim Wade kon kay li daaloon Khalifa Sall ak li daaloon Karim Wade nekkul ci newul du loo xam ne lu dëggu la kon nañ delloo nit ñi seen liberté bàyyi Sénégalais yu tànn loolu mooy wax bi waaw les Échos ñëw na ci le pur nee na Issa Sall na leen delloo poste député bi parce que créé na parti depuis 6 mois loolu mooy dëgg règlement intérieur assemblée nationale moo wax ni soo nekkee député ci assemblée bi nga dem ba newatoo nga jógee ci parti bi da ngay delloo député bi waaye moom déjà moom lii rek boo jàngatee Issa Sall di nga xam ne kon démarche am maanaam tegagul ci yoon kuy créer parti bëgg a jiitam réew da nga war a def ni Macky Sall defoon loo bañ Macky Sall bi muy jógee PDS ndombo tànkam bi yëpp da koo dindi woon delloo ko PDS waaye yow parti fal la nga dem assemblée nga créer sa parti ba pare téye député bala ñu woon wax sax dindi ko yaa ko waroon jëkk a dindi sa bopp waaw Oumar Sarr wax na lu mel noonu Aziz Diop ndax Aziz Diop moom moo remplacé Madické Niang alors Oumar Sarr bi muy créé parti am dañuy Aziz Diop léegi yow bul démissionné gul PDS xaaral ba législature bu jeex loolu mooy ban éthique yow kay li nga gëm booy dem da nga fay bàyyi ñu la ko faloon parce que ñoom poste yooyu dañ leen ko fal du ñoom lañ faloon mais ay nit ñoo dem voté ji man mi voté naa keneen voté na kon nag booy dem kay bàyyi li ñu yor loolu mooy dëgg mooy li Abdoulaye Wade wax sànq ci pandémie bi rek bu ñu yaakaar ne Sénégalais yi dañuy nelaw Sénégalais yi nelawuñu de dañu lay bàyyi nag ngay tëñëx yi di dem rek mais li ngay def dañ ci indi ay jàngat waaw loolu mooy dëgg kon nga waa PUR Issa Sall na delloo poste député wu loolu mooy dëgg parce que article 7 bi loolu la wax las nee na comment les partisans de Macky Sall nuisent leur leader nee na nañu xool ñi ànd ak Macky Sall ni ñuy yàqale Macky Sall mooy dëgg ñooñu seen bopp la ñuy liggéeyal bala nga koo xam te xam ngeen ko sax parce que ñu ci bari ci ñun PDS yi lañ nekkoon ba Abdoulaye Wade daanoo ñu meeb seen bagage dem Macky Sall bu Macky Sall daanoo dañuy meeb seen bagage dem feneen kon ñooñu seen bopp la ñuy liggéeyal xam nga meeting yi gars yi def fii yëpp ak yooyu xam nga defuñu ko pour Macky Sall dañ koy def pour waajal seen bopp pour gouvernement bu bees bi wala waajal seen bopp pour local yi kon ñooñu jërul sax wax ñëw na ci Malick Sall nee na xale yi dee ci Dakar yëpp la plupart waa Sonko yi ñoo leen rey waaw loolu keneen ko waxoon gars yi woo la Libinaas ñëw na ci Moustapha Tall met en relief l'importance du secteur privé Moustapha Tall yow kii amul benn leçon bu muy jox nit ñi fii la taxaw di xas Abdoulaye Wade xas yoo xam ne kenn mënu la ko expliquer sans raison sans fondement ndax problème suukar waaw ñoom ñëpp ñu ngi woon ci assises yooyu kenn déggut leen sax ñu wax ci ay affaire assises enquête la scène politique en évolution waaw nee na day affaire yi day jax na léegi Benno Bokk Yaakaar daa bëgg a ñëwaat de waaw Benno Bokk Yaakaar daa bëgg a ñëwaat Sweet Beauté opposition bi daje Karim Wade yónnee na fukki véhicule ak juróom-benn loolu wax naa ci fukki véhicule ak juróom-benn moom xam ngeen li tax moom mu am l'économie au point mort wax naa ci mbir moomu tamit kon suñu mbokk yi tey fii dañuy yemale commentaire presse bi di leen jox rendez-vous suba ci 9h ci même heure ñu defaat ko may fàttali rek ni dinaa posté incha allahu rabbi bu démb bi ak bu tey bi te jégalu aussi ci jafe-jafe yi nga xam ni am na ci yaa ngeen jëf ba ci kanam.